mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi fas yéene dellu si waat ñu ko bëgg a defee ay fan yu ne ci taxaw seetlu bi nga xam ne dinañ koy faral di amal saa yu ñu ko jot bi mayee rek mercredi ak samedi nag bëgg nañu mu nekk jour yoo xam ni ay jour de la semaine yu ñuy bëgg di respecté la waaye lépp rek mi ngi dépendre ci liggéey bi ndax xam ngeen ni lii bëgg nañ ko lool waaye dafa am lu ko jiitu mooy liggéey bi tey nag dafa am ñett poñ yoo xam ne dama ci bëggoon ñëw ak yéen benn bi mu jëm ci dëgg-dëgg delloo njukkal rendre hommage ki nga xam ne moom mooy président Abdoulaye Wade Kous yaa Ami Diop maa ngi lay nuyu lu bare bare bu ci des ñëw wax tuuti sunu xalaat ci dialogue national bi wante mënuñoo terminer sunu benn chronique mënuñoo terminer sunu benn live mënuñoo terminer sunu benn waxtaan te fàttaliwuñ sunu bopp fàttali Sénégalais yi fee Khalifa Sall Ababacar tëdd bu fa tëddee ba yàgg fa sunu responsabilité c'est engagé moo tax mënuñuy bañ di ko fàttali sunu bopp di leen ko fàttali parce que ñiy jàng nee nañu la répétition est pédagogique waaye balaa maa door yëpp damay sant sunu borom subhanahu wa taala di nga xam ne génne nañ ko kii di Ousmane Meng naam yoonu police sax nekku ci woon ba ñu ko yóbbu flagrant délit ba mu fay fanaan ba ñu war di ko àtte déedéet mais nag il n'est jamais trop tard pour bien faire xëy na les autorités judiciaires xam nañ ni njumte am na ci mbir mi ñu bàyyi ko mu dem ndax nag bu ñu demee ba ab réew maanaam su amee tollé dans les réseaux sociaux rek lu justice dugal ci loxoom dana dem ba faagaagal li nga xam ne moom mooy sunu liberté d'expression kon ñu ngi sant yàlla ci bàyyi bi nga xam ne bàyyi nañ ko Ousmane Meng jiitu na bàyyi bi nga xam ne bàyyi nañ ko kii nga xam ne nag moom mooy Adja Astu yàlla na continuer noonu ma bëggoon ànd ak yéen ñun ñëpp ñu souhaitandoo un très joyeux anniversaire au président Abdoulaye Wade ñaanal ko sunu boroom yokk ay fanam may ko wér ak wérle may ko mucc ak mucc le tey ci suba wala boog démb ci guddi ba minuit jotee dama ne woon damay xaar ba minuit rendre ko un hommage même su ma xamee ni duma liir wante naa ko def rek ba ma ko defee damay foofu am benn taxaw seetlu bu am solo ndax Abdoulaye Wade man de amaat maa ngi rappelé ko ba may gone bu ndaw su mu jumlee élection 88 la yi woon je crois xawma 93 non 88 xawma 83 am na ci benn élection boo xam ne daal dañoo demoon teeru ji caravane muy ñëw boobu Ouza moo daan jiitu ñëw ranger matériel bi
commencé tëgg le temps que Ablaye Wade di agsi su Ablaye Wade accès commencé meeting am usa lem ay bagaasam dem jiitu ko ci prochaine étape on était très petit xalaatu ñu woon sax âge de voter mais mu nekk koo xam ne ci taxawaayam ci engagement am ci xeex bu mu xeex pour Sénégal dafa xàll yoon bi wan génération yu bari taal ci ñoom lu ñu tuddee la flamme patriotique moo tax mënuñoo ñàkk quel que soit après sunu divergence ak moom warmaal ko ba jotee ñu warmaal ko quel que soit après lii dox sunu diggante delloo ko njukkal ba jotee ñu delloo ko njukkal foofu nag dafa am ay nit yu fa réeree mbir ne 2000 ba 2012 diaboliser ngeen Abdoulaye Wade xeex ngeen Abdoulaye Wade lu ne wax ngeen ko Abdoulaye Wade tey bésu anniversaire am ba jotee ngeen jug naan yéen a ngi koy rendre hommage naan le plus grand démocrate du pays le plus grand démocrate de tout l'État ndax gëm ngeen li ngeen di wax ndax c'est pas de la fumisterie ndax c'est pas de la malhonnêteté Serigne Samb maa ngi lay ziar sama jëwrin ma ne wax yu mel noonu généralement sénégalais bëgg na ko lool wante dañuy fàtte ni ànd ak nit dafa am actif ak passif mënoo jël actif bi bàyyi passif bi mënoo jël passif bi bàyyi actif bi ci misaal dafa mel ni rek nga gis ku sëy ak nit 32 ans yàlla ci kàttanam ñu xëy divorcé nekkatuñu ku nekk jaar yoonam ca biir divorce ba mu am la ngeen jëflante mu am la ngeen waxante léegi damay laaj ndax 30 ans yi ngeen sëy da ngeen di jël yépp sànni ko ca ndox ma ne lii kenn dootu ko ci compter ndax ca 30 ans yooyu kat boo naa maana am na yu ci neex am na yu ci neexul am na yu ci neex am na yu ci neexul dafa mel ni kon booy ànd ak nit tant que mi ngi neex rek wasalaam boo leen àndatul lépp loo xam ne defoon ngeen ko ci kër àdduna dootoo ko gisati xam nga man mënuma xeex Abdoulaye Wade de 2000 astafurlah de 2004 à 2012 2004-2012 effacé li Abdoulaye Wade def ci man de 1983 ba en 2004 seetlu nag ndax yenu na maanaam nga nekk ak nit de 1983 ba 2004 2004-2012 nekkatoo ak moom ñu ne la 2004-2012 war naa effacer lépp loo xam ne kii defoon na ko ci yow te kii inculquer la des valeurs patriotiques des valeurs républicaines des valeurs citoyennes yu la forger ba tey nga xamee ba mun koo xeex déedéet xanaa kay tey mun ngeen jubali wante bul ne comme que tey jubawuñu rek naa xalab lépp lu fa jaaroon
kon man c'est avec fierté quel que soit ce qu'on a traversé avec Abdoulaye Wade c'est avec fierté que ma taxaw di réclamer que ni moo ma inculquer des valeurs patriotiques il a allumé la flamme patriotique bu nekkoon ci man moo xëppi samay bët ci wàllu démocratie ci wàllu bëgg sa réew mais surtout ci wàllu taxaw pour xeex sa réew kon mënuñu def loolu di ko ñaanal gannaaw bañ ko jaajëfee ba pare ñaanal ko sunu borom mu ñoddi ay fanam gën ko may wér ak wérle bàyyi ko ci sunu kanam lool saa ñu ko soxlaa mu ñuy gën a teg ci yoon bi ndax nag mag mat naa bàyyi ci réew kon très joyeux anniversaire au président Abdoulaye Wade ñaareel poñ bi ma bëggoon ñëw tuuti rek indi sama xalaat bu gàtt ci loolu ñuy tuddee dialogue national nee na ma Omar Amath tu n'es pas patriote le patriote au PDS se nomme Omar Sarr moi je suis plus du PDS nag Patrice Sané je suis plus du PDS malheureusement maintenant je suis un khalifiste pur et dur alors kon loolu wax waa PDS Patrice Sané te bu ma déranger waaye damay liggéey nii ma nekk ci xare Patrice s'il te plaît dialogue national gis ngeen bërki démb la xawma démb lañ ñu wan foofu nga xam ne moom mooy présidence de la république ñu ne président woote na pour ñu waxtaanee réew mi président woote na ndax ñu apaiser la tension sociale pour qu'ensemble ñu mën a réfléchir ci manquement yi am ñu defaraat ko ay ree daf ma jàpp sax ay ree daf ma jàpp ba ma dégloo seetaan ma sax dama doon déglu ndax maa ngi doon liggéey maa ngi ñëwoon ci taxi bi di déglu ba ci yàgg ma jékki-jékki ne suñu réew mi du dem nous avons beaucoup plus ay comédiens du genre Patrice Sané Sanex que de vrais patriotes ah astu ay Patrice Sané yi nga xam ne ñoom ñooy jouer ay rôle Sanex li ñu gën a am que ay vrais patriotes dama leen di laaj ndax yéen a ngi fàttaliku lu ñuy woowee CNRI commission nationale de révision des institutions est-ce que yéen a ngi koy fàttaliku est-ce que yéen a ngi fàttaliku commission nationale de révision des institutions CNRI président Macky Sall mi tey moo ni woon président Macky Sall mi moo ni woon ba mu jëlee nguur gi mu xam ni institution yi war nañ koo defaraat war nañ koo càmbaraat war nañ cee waxtaanaat war nañ def concertation ngir defaraat leen mu dénk le doyen professeur Amadou Mahtar Mbow ne ko dama bëgg mooy comme ni mu def barki démb ñi rek léegi jël na Amadou Mahtar Mbow falax na fële dem na jëli keneen Ibrahima Famara Sagna nee na yaay moom la ñuy jiital ñu def ñalee defoon
maanaam moom Ibrahima Sagna mi dafay créer waat rek benn comité ad hoc ci nekk ci ginnaawam ñu ne léegi dañuy réfléchir sur les enjeux wàllu processus électoral gis nga processus électoral jarul réfléchir processus électoral jarul réfléchir ndax dañ ci am boo xam ni dimanche dañ ci amoon boo xam ni consensus moo ko laloon ñu tuddee ko le code électoral de 92 consensus moo ko laloon ñëpp d'accordoon ci boobu code électoral la ñu sukkandiku ba am li nga xam ne moom mooy alternance 2000 ci boobu code électoral la ñu sukkandiku ba am li nga xam ne moom mooy alternance 2012 kon soxla wuñu beneen code électoral bu bees la ñu soxla rek mooy ka ko fi génne ndax nag moom moo ñëw président Macky Sall am une majorité mécanique à l'Assemblée nationale am une volonté maanaam inavouée toog fii illaa yawmi diin mu jël code électoral boobu jëlaax ko sànni ko fële remplacer ko par beneen lu ci bëri nag yëpp mu changé ko waaw léegi ñu ne nañuy waxtaanaat pour jéem a seet lee nga xam ne ba tey fa ñu ko dënkoon fa ñu ko doxoñoon teg ko fa bougé wu fa tem bu ñëw maanaam mi ngi may joxe sax quoi Patrice Sané maanaam il n'est pas sérieux quoi waa Astu mënoo ngir yàlla rek bàyyi bu ñu commencé émission nga woo Patrice Sané gis naa ni yaa ngi jàpp ci live bi di ko partager ñu bari dimbali ñu rek ci Patrice Sané ngir yàlla Astu dañ na koy ñaan parce que maa ngi wax leneen fekk moom mi ngi bind fii dem ba wax ma bàyyi li ma doon wax bu xam nga dimbale ma rek Astu dama la ko ñaan daal Astu léegi partager mais bu ci indi Patrice Sané ndax daf may stop complètement may wax ni lii tey ñu ne moom la ñuy dénk Famara Ibrahima Sagna nee nañu dialogue concertation waaye barki démb yooyu ñaay yàggul moom la ñuy dénkoon professeur Amadou Matar Mbow mu ànd ci ak ñoom ay sommité ay ñoom l'ancien ministre Madani Sy ay ñu bare ñooñu def seeni comité def seeni TDR gannaaw ba ñoom ñu indi seeni xam-xam yemuñu ci wante dañ ko wàcce ba ci population yi ay fora amoon na dem dans chaque département dajee faak ñi nga xam ne moom mooy population yi jox population yi kaddu gi jël requérir population yi seen xalaat par rapport à naka la réew mi war a doxee sur tous les plans nag waaw concertation mën naa gën a yaatu loolu dama ni ndax concertation mën naa gën a yaatu loolu waaw Omar Diallo nee na Amar léegi dog jot de pause waay waaw Omar te nga bàyyi mu continuer rek après nga fekk ko fi Diallo jéeri Omar maa ngi lay nuyu bu baax te nga bàyyi mu continuer rek après boo ñëwee di nga koy fekk incha allah ndax pratiquement lu ñu des bareetul benn poñ bi la ñuy aborder après ñëw ci Khalifa Sall mais saa yoo ñëwaatee ci pass bi di nga ko ci fekk léegi man may laaj man ni ñu woo politiciens yi nee nañu woo société civile woo syndicat yi woo patronat yi ne kaay leen ñu waxtaan réew mi fan lañ koy jaarele ba mu tegu ci yoon ca boobu temps am na waxtaan boo xam ne yàggul 2013 la xam ne 2014 ñu dénk ko professeur Amadou Makhtar Mbow
moom tam mu ànd ceeg ñi mu àndal di ci waxtaan wante yemuñu ci ñu wàcce ko ba ci population bi demoon nañ sax ba am na site internet boo xam ne da nga fay dugg pour wax yow sa xalaat waaye boobu waxtaan ak bi bu gën a yaatu département yëpp 45 départements yi ci Sénégal ñoom ñu dem fa def fa ay fora taxaw laaj kan Sénégalais yi lan mooy seen xalaat tënk xalaat yooyu ñëw seggi ko indi ko lu ñu tuddee les conclusions des consultations pour la commission nationale des réformes des institutions. kon d'abord bu ñu ne dañuy waxtaan ci wàllu processus électoral la ñu war a waxtaanee mooy lan la mu ca dugal te bokku ca la mu ca forcé te bokku ca génne ko yomb na moom moo am majorité mécanique à l'Assemblée nationale ba bu sëqatee sax ñoom ñu voté na fay delluwaat ne leen lii nga xam ne moom moo nekkoon code électoral consensuel bi nañ ko delloo si waat wala boog même code électoral consensuel boobu am na ay coppandi yoo xam ne ni commission nationale de réforme des institutions defoon na ko nañ ko ci yokk où est le problème kon laaj bi mooy ndax dañuy dialoguer pour indi des solutions appropriées aux maux de ce pays wala dañuy théâtre ndax nag de deux choses l'une day gàtt rek mbaa mu ñuul wala mu xees mu rafet wala mu ñaaw mu tàng wala mu sedd yooyu fi ne de deux choses l'une de deux choses l'une la olof naan tànk dañ koy bank wala ñu tàllal ko rek wala nga bank ko munoo cee dox wala nga tàllal ko mun a ñeret dox dem sa yoon waxin la ndax li ñuy woote dañu ko woote ngir saafaral tolof réew mi problème mu réew mi bu fekkee pour loolu la waaye am na yoo xam ne tënk nañ ko dëxëñ nañu ko ba noppi ma nga ca tiroir ya dese lu dul génne ko dépoussiérer ko teg ko ci table bi ñu appliqué ko mu yaxtak 800 millions de francs le président génne woon à l'époque jox ko commission boobu ne leen liggéey leen dem leen fa Sénégalais yi ne fu ñu munti sori laaj leen seen xalaat ndax kat réew mi ñu bëgg defar ñoom nañ koy defaral waxuma assise nationale de waxuma assise nationale comme que du woon initiative am buggu ci dugg nee na wante gannaaw ba mu ñëwee ñu ne ko assise nationale yaa ngi ne mi ne dama bëgg lu gën ndax pour moom dafa war a am bosu boppam mu créer commission boobu jël décret nommé professeur Amadou Mahtar Mbow mu ànd ceeg ay sommité yooyu dem def liggéey bi laaj sénégalais seen xalaat ñu tënk dëxëñ indil ko waaw loolu boo ko amee mu nekk ci tiroir nga am code consensuel boo xam ne yow yaa dem assemblée nationale dindi ko te ma nga fa ba tey bougé wul soo bëggee suba ñu delloo si waat ko kon yooyu yëpp faj na problème yi avons-nous vraiment besoin de réinventer la roue am na yoo xam ne xel la koy mottali xool leen par exemple lu ñu ne le statut de l'opposition moom moo ko wax damaa koy dellu ci discours am nee na bëgg na yi nga xam ne moom la bëgg ñu waxtaanee ko bokk na ci processus électoral bi bokk na ci le statut de l'opposition waa ndax yéen a ngi fàttaliku référendum bi fi amoon en Serigne Samb astu référendum bi fi amoon yéen a ngi koy fàttaliku ana Patrice Sané référendum bi fi amoon barki dem est-ce que du woon mars 2016
xawma waa mars 2016 ndax yéen a ngi koy fàttaliku ñaata poñ lañu laajoon Sénégalais yi ban concertation moo gën a rëy référendum parce que boobu des millions de Sénégalais ñoo génn wax seen xalaat ne d'accord nañu wala d'accorduñ des millions de Sénégalais ñoo génn di wax seen xalaat d'accord nañu wala d'accorduñ ci poñ yi nga xam ne proposé nañu ko 2016 ñaata poñ la woon ba ñu ci jugee ñaata poñ la appliqué mars 2016 du concertation la ñu dépensé ci lan ay milliards ci benn fan ay milliards pour benn référendum loolu concertation dialogue boobu lan moo ko gën a national waaw statut de l'opposition waxoon nañ ko ci 2016 ba tey dégg ngeen fi benn yoon ñu waxtaanee statut de l'opposition assemblée nationale ndax dégg ngeen ko damay laajte rek léegi ñu ñëwaat ne nañ dem waxtaanaat pour statut de l'opposition waaw ana bee ñu voté woon majorité bi gagné ko desul woon lu yóbbu assemblée nationale accompagné ko ay loi d'application anamu waaw kon xam ngeen li naxaate la nag yéen tamit waaw mais nañu waxtaan rek waxante dëgg parce que àdduna nag seetlu rek moo fi ne ñu la ëpp xam-xam walaay dañuy taxaw rek di seetlu ci seetlu boobu ñu segg dañuy seetlu àdduna ku la gën a mën a seetlu tey taxaw la walaay moo la ëpp xam-xam seetlu rek nañu seetlu rek dialogue bi pour lan la pour trouver des solutions aux maux de ce pays loolu lañu wax entre autres le processus électoral entre autres le statut de l'opposition ak lan la découverte des ressources des nouvelles ressources nañ ko waxtaanee waaw kan na fi woote woon concertation il y a 1 an xaw ma 2 ans de cela ci wàllu lu jëm ci pétrole beeg gaz bi yéen fàttaliku leen woote bi mu fi woote fii nee na ci wàllu énergie bi waaw waxtaan bi ana fu mujj ana conclusion waxtaan yooyu waaw mais loolu yàggul nag yéen tamit ñu dajale ñëpp ku ci nekk ñu jox la parole dañuy waxtaan ci pétrole beeg gaz bi wax na loolu du woon concertation kon lu fi indiwaat beneen concertation encore ci wàllu ressources yu bees damay laaj rek Ibrahima Sarr Kanté Sima Ngour maa ngi lay nuyu Diallo Diéré Amath naam léegi ñu dog nag damay xool nii rek gis nga nekk ci ma ne laay sant di la gërëm di sargal Abdoulaye Wade daf may rappelé wu en 1973 bi sama turandoo génnee kaso Ibrahima Sarr Mamadou invité Mamadou Dia Ibrahima Sarr xam nga moo jëloon Mouhamadou Moustapha Mbacké doom bu jigéen la Ibrahima Sarr jëloon bi mu jëlee koddu Jóob ngaay mexe dëkk Ndar jël koddu bi dëkk ngaay mexe def cee toog ami soxna Aminata Mbacké kooku doom la ci Mouhamadou Moustapha Mbacké tu yaayam Kaolack la dëkkoon donc bi mu génnee kaso rek Kaolack la dem invité Mamadou Dia ma ànd ak sama papa dem fa je me rappelle bien Ablaye Wade fekk ma foofu parce que comme Ablaye Wade moo doon seen avocat mu fekk ma fa donc sargal boobu nga ko ci sargal ñu ngi la ciy sargal parce que nit nag day am boo nekkee ci réew da nga ciy bokk am ci taxawaay kon sargal boobu nga def Ablaye Wade ba def ko photo profil ci ginnaaw maa nga la ciy sargal bu baax di ko ci ñaanal yàlla may ko gudd fan te mën na ne mi sama papa ja may référé wu
bi muy génn àddina 103 ans la am donc xam naa ne gëm naa ne kenn ku nekk war naa mën a am 103 ans balaa nga fee jóge donc looloo taxoon ma ne naa woote mu nekk un grand démocrate Abdoulaye Wade waaw dafa biñ ko fi jëlee keroog loolu nag moo baax ci àddina maanaam li sam papa di wax ne rëccu foo ko déggee rek wees na mooy acte bi am na ba pare rëccu dafay wees mooy boo ko déggee rek mooy am na acte bu nit ñi posé regretté ko donc tey moom am na lu mu apporté Sénégal moo tax tali yi boo ku dem Sénégal gis aéroport bañ ko ubbee ba sax demaguma waaye bañ koy tabax jaar naa fa ku dem Sénégal gis aéroport gis tali yi gis ñi amoon terrain ca autoroute ba fa mu jaar bañ ñu koy jaay amaana xalaatuñu woon ne loolu tali dina nu romb donc yooyu yëpp ay cant la goo xam ne man loolu bokk na ci li may gën a sant Abdoulaye Wade loolu da cee bokk parce que terrain fa ñu war a sanc bañ ko fay am tali romb fa woon donc initiative Abdoulaye Wade autoroute moo tax tali jege ñu boo génnee boo doxee juróomi pas dugg ci autoroute bi donc loolu moom ku am initiative la macha allah moo day toj ba pare doog a laaj fu may jëlee xaalis donc loolu daal moo amoon tey sargal boobu nga def Abdoulaye Wade moo taxoon man naa dugg gërëm la ci yow parce que Amath yow lu am solo des fois Pape Alé wax na ko sànq le jeune là nee na du participer wax na ko c'est-à-dire des fois il faut que nit ñi tamit di li may wax rek ci sa rajo bi c'est-à-dire papa kenn bu mu la gënal sa baay loolu mooy tax bu ñu woowee dialogue national sax doo dem parce que da ngay daal di jël loolu mbir boobu teg ko sa kanam parce que ku lay nax di la nax boo yeewoo rek dootu la nax donc loolu dama koy wax sa rajo bi sa fukki at ñun war nañoo góorgóorlu ba bàyyu kenn ba ñoo gënal suñu baay Amath loolu dafa am solo sa papa bu dee def effort di nekk ci marché di jaay géej gi sa yaay di jaay caaf wala fonde wala cere ba dem ci màkka da nga xam ne cere baa ko yóbbu màkka jaay cere ba moo ko yóbbu màkka donc loolu dafa am solo li sa papa nekk ba dil si dundal ba nga dem université nekk technocrate ñu bari Sénégal boo ko dee natt di ko xool exemple Idrissa Seck bés bu ne mu wax ko te dama doon jël sama njaayu papa yóbbu ko marché di jaay tey jii ñetti nit dinañu ànd ak Idrissa Seck chauffeur ba ak alkaati biñ ko affecté ci lan maanaam si suñuy impôt Sénégal lañ koy fayal moom mi nga xam ne génnewul ci dara génnewul ci benn richesse kenn ku am juru ko donc tey mu nekk au sommet de l'État Macky Sall la ngi noonu nekk au sommet de l'État génnewul ci dara amul milliard papa mosul am faute boo moytulee fiche de paie donc kon Abdoulaye li nga def nii dafa bokk ci boole sa bopp ci réew mi nga dëkk moo tax maa ngi la ci loolu rek laay wax tey du ma duggaat ci leneen loolu c'était tout juste rek yow honneur boobu nga defar Abdoulaye Wade man tamit ma wax la rek lu ma ci fekk as tuut ci bi sama turandoo génnee kaso en 73 ñu dem Kaolack fekk dafa woote nganale si Mamadou Dia Abdoulaye Wade am na photo boo xam ne sax xam naa ne tey xalaat sóoraale ma woon li kon dama doon wax xale yi nañ ma ko yónnee la ko nga taf ko fii gis Abdoulaye Wade gis Mamadou Dia gis Ibrahima Sarr Abdoulaye Wade nekk seen diggante waaw donc loolu moom sant naa la ci lool gërëm la ci sargal bu rëy boobu nga defal un grand homme d'état muy Abdoulaye Wade Diouf Ndiokhba yow nii rek nga mën a mel nag baax yow sa papa bokk na si njëkk député yu xam nga wax ji sax day bari Amath la waajo doon wax ne xanaa réew yi moo tax rek kenn ku nekk fayeku bi moo tolloo ba kenn ku nekk yab sa morom waaye yow mii sa pap sa baay bu baax ba ca Tambacounda bokk na ci ñu doon wax assemblée nationale ay député lañu donc dafa am solo boo baaxee da ngay continuer baax Diouf Serigne Sam nuyu na la nuyul ma ko ne ko guddi lañ doon waxtaan xam nga léegi ñi doon waxtaan guddi yëpp bëccëg dootuñu mën a dañuy nelaw ne ko ñi nga xam ne guddi lañ doon dox bu bëccëgee nelaw leen di jàpp waa Ibrahima rek ak Amath ñoo mën a résister bëccëg ñoom Elwaat ñi doon nekk guddi yëpp gisoo leen gisal ñoom Ana Thiam ñoom Ana Mbeng ñoom Abdou Cissé waa Australie ñoom
Fullo Mbaw ñoom ñëpp gisoo noppi nañu parce que guddi la doon dox ñi doon dox guddi ñëpp bu bëccëg ñu dootuñu mën a dox amaat nuyul ma ñëpp Diouf. grand bi ñu ngi nuyu Ma Diallo bu bare ñu ngi seen njaboot gi jërëjëf grand Ibrahima Sarr jërëjëf merci beaucoup mu wax lu am solo Ablaye Wade moom lu waay wax ci moom rek am lu bari loo fàtte kon mooy doon laaj ma ni bërki démb woote nañ fi concertation sur le pétrole et le gaz ñu màbbandooti demati loué seen saal mbumbaay ba mu neex leen nee nañu wooyee yaay concertation nationale jël télévision bi pendant ay heures ku ne ku wax jox sa morom wax ku nekk ku wax jox sa morom wax ku ne wax jox sa morom wax nga xam ngeen loolu ngistal la des sujets aussi préoccupants que les ressources minières waaye du ci benn fan lañ koy waxtaane te du ci place publique ñëpp toog ku ci am xam-xam wax ci ku ci amul xam-xam wax ci ngistal boobu nag cinéma boobu nag cirque boobu nag moom lañu indiwaat encore nee nañu dialogue national pour yeeyaay trouver des solutions des problèmes de ce pays-là pendant ce temps ana lañu jëlee woon ci référendum ba 800 millions ñu dépensé woon pour les travaux de la commission nationale de réforme des institutions ñoom ana lañu wax sam benn xale daf may musa wax ni ne ma Burkina Faso dañ fa def benn politique agricole boo xamee ni mu jik leen dañoo ñëwoon Sénégal laaj Sénégal assises yi ngeen fi defoon résolution yi ngeen ci jëloon lañu soxla ñu jox leen ñu yóbbu ñoom ñu appliqué ba ñuy Sénégal ba tey ñu ngi assise sur l'éducation assise sur l'économie concertation sur li concertation sur le man ba may xàmmee ba tey ñuy Sénégal assise bu nekk def nañ ko fi concertation bu nekk def nañ ko fi wante xam nga lan mooy problème bi la ko lal moo dul dëgg la ko lal moo dul dëgg Macky Sall bu wootee concertation it gënul concertation su wootee dialogue it gëmul dialogue ndax mënoo woote concertation di woote dialogue sa xel dem ci ni ñii kat tëj naa leen ci kaso bi à tort wante su ma leen bàyyee fii ak local yi di ñëw mun nañ maa xañ local yi mun nañ maa xañ élection législative 2019 bi kon naa manœuvrer ne gars yi kaay leen ñu waxtaan tout temps tëj ñi ci kaso bi manœuvrer su ma leen di bàyyi dana fekk ni rejeté nañu élection locale yi dana fekk rejeté nañu élection législative ma déroulé nu ma neexee ba 2024 ndax nag ñun ci réew mi lañ dëkk dañoo fekkee as tuut amuñu 60 ans amuñu 70 ans waaye am nañu 50 ans dootuñu xale bu ndaw am na lu ñu fekkee Abdou Diouf bu daan jàmmaarloog Ablaye Wade ba mu tàng buñ ñeen nañu apaiser réew mi ñoom dañuy toog waxtaan gisee former seeni gouvernement d'union nationale wala de participation xam nga lan majoritaire Abdou Diouf musul taxaw ne kon léegi Ablaye Wade mi dama koy xañ ba dootul bokk ci benn élection waaye yow nga ne nañu waxtaan wante yéen seen bëgg-bëgg moom doo leen am bëgg-bëgg mën nañoo waxtaan nañu waxtaan lépp waaye yéen seen bëgg-bëgg moom du mën a ne soit da ngeen di d'accord ak man ci li ma ne ngeen rejeter ngeen renoncer à vos ambitions ma bàyyi leen xañ leen seeni droit waaw mais kooku est-ce que sincère na ci ay waxtaanam
moom nee na opposition boo leen di ñëw bu leen indi condition wante man am naa ay condition mooy Karim Wade mooy Khalifa Sall bu ñu bokk ci waxtaan yi nañu concertation daal ba pare ñu ne national concertation nationale ba pare ñu ne Khalifa Sall Karim kenn du leen tudd ñoom daal bokkuñu ci les nationaux mais y a problème loolu mooy firndeel ni la lii cirque la sinon s'il était animé de bonne foi mani ñun fekkee nañu histoire politique gu Sénégal gars yi ba ñu doon am bonne foi dañuy libérer tous les détenus politiques amnistier leen kon kooku doon leen libérer doon leen amnistier kon xalaatul ni prochaine élection ñii du dinaa fexe ba duñu bokk parce que nag démocratie élection moo koy dundal yow nga bëgg faagaagal élection yi pour supprimer tous les candidats potentiels il y a problème il y a problème mani ku bëgg dialoguer da ngay sérieux ci li ngay def ku bëgg dialoguer da ngay honnête ci li ngay def da ngay sincère ci li ngay def wante déjà l'histoire a montré que ni Macky Sall n'est pas sincère dans ce qu'il fait woote na fi dialogue fukki yoon ak juróom benn saa yu su wootee boobu am na leen rek lu mu soxla su atteindre objectif boobu rek jël dialogue ba sànni fële moo tax ma koy wax ni monsieur le président rien n'est éternel sur cette terre gis nga fii nga toll nii ba yaakaar ne asamaan si bu doon wàdd boo joxoñee mu taxaw benn àlli tolloon na la fu ko raw Blaise Compaoré tolloon na fu ko raw Idi Amin Dada tolloon na fu ko raw ñoo ñëpp ànd ñu tey ànd ñu Khalifa Sall mi nga jàpp tëj ci kaso bi Karim Wade mi nga jàpp tëj ci kaso bi génn exilé lépp rek ngir bañ a jàmmaarloo ñoom élection def nga ko am nga lu nga bëggoon réélire nañ la forcé nga passage léegi am na loo bëggati jéem a wane loo xam ne nekkul ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kaa leen ñu waxtaan autour de l'essentiel gars yi ñëw di waxtaan leen di ngeen di théâtre waxtaanu leen di ngeen di théâtre te nag dafa am mon ami et petit frère Barthélémy Diaz lu mu bind sànq moom le maire de Baobab mën naa am sañ-sañu woowe ko sama maire ndax ñoo bokkoon dëkk foofu ci Baobab ñaari kër moo doxoon suñu diggante moom Barthélémy Dias mi ne Khalifa lay waxal de tu n'as besoin du pardon d'aucun fils de Satan manipulateur d'une pseudo-justice aplatie Serigne Babacar tu es un élu de Dieu lii la ko Barthélémy bind nee na ko sëñ Babacar Khalifa Ababacar Sall lay wax nee na ko tu es un élu de Dieu damay dégg borom xam-xam yi di waxtaan
di waxtaan di joxe ay misaalu ñoo xam ne ay nitu yàlla la yàlla leen tànnal seen bopp yónni leen ba pare am fu mu leen jaarale fu metti lii mu wax ne dafa am solo dafa ne ko sëñ Babacar naa mi ne ko tu es un élu de Dieu yow laajuloo benn grâce te muy wax dëgg xam ngeen buñ lay nettali Khalifa Ababacar Sall foofu ca prison ba da ngay yéemu ci yàlla boo dëggoorul trop fi nga toog doo fa jóge di turloo ay rangoñ xam nga yow ngay dem seeti malade wala ka nekk ca kaso ba nga dem di ko seeti moom mu mujj di la dëfal nit nekk entre quatre murs mënu faa génn 2 ans et quelque teg du yaay du jabar du doom du activité mu war a mën pour njabootam dund ci lan dama am ambition wu nekk président réew mi juk di def samay tournée dem ci gox-goxaan yi seetaan waxtaan ak ñoom kere ba mu jugee Tamba lañ ñako dootoo duggati ci région yi kere ba mu jugee Tamba lañ ñako dootoo yow dootoo doxantu boobu fekk na yónnee nañu ay ndaw ci moom du benn du ñaar pour mu bàyyi tournéem yi mu doon def dans les régions ñëw ranger wu derrière Tanor ñëw jàppale Macky Sall mu bañ bu ñuy wax ci Khalifa Ababacar Sall da ngay yéemu li lay yéem mooy philosophie bi mu àndal gëm gi mu gëm foi bi mu nekkee ba sax ña fay dem ñoo la koy nettali boo yëkkati ay kaddu yu ñaga sax di ko teg ci deru ña ko fa dugal mu rappeler la à l'ordre toute proposition nag boo leen xalaat rek ak boo leen xalaatul defal nañ ko pour bu d'accordoon ñu joxe ko loolu defe ko nampaye loolu waaye moom mu bañ a présenter wu élection yi poste boo xalaat rek neexalee nañ ko wante mu ànd ak ngor ak ngëm ak pas-pas ak Pastef ne fas yéenewul baara yégoo sénégalais yi maanaam ci seen ginnaaw mu waxtaan ba am fa dil génn te sénégalais yi dil boobu du ko mos a yaa wax sénégalais déggu moo tax ma ni moom fi mu jàpp na fa mu dëgër di xaar ki nga xam ne rek moom mooy àtte muy sunu borom subhanahu wa taala et de la ci même veine boobu mi ngi xàll yoon bi wan sénégalais yi ne bañ dafa am nit ko bu goree day daal di bañ cey sama waaji Bart nee na ko tu es un élu de Dieu waaw bu ñu introduire histoire la religion sunu xel dem ci boroom xam-xam yi bu ñuy nettali yonent yàlla Yusuf ay tolof jafe-jafe yóbbu na ko ba ca prison dañ ko jiiñoon rek la mu deful xam nga mën nañ laa jiiñ la nga deful tribunal jugé la àtte la bëri na barki dem lañu libéré fii Texas benn américain koo xam ne après 40 ans
de détention lañ ko soog a libéré ci erreur judiciaire kon ñañu tuumaal dugal leen ci kaso yi waaye commencé wul ci Xalifa te du mujjee ci moom jox naa léegi exemple yonent yàlla Yusuf soxna si sàkku na ko bañ na mu taxal ko ne da ko doon sàkku ante sunu Boroom àtte na ba mu jotee maam Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké tubaab bi tooñ na ko tuumaal ko exilé ko moo ko delloosi ci jàmm kon Xalifa fee mu tëdd ne du baara yëgoo peuple sénégalais du dil seen ginnaaw ngëm sunu Boroom subhaanahu wa taala ba lum ci am lum ci góob gar ko kooku war naa bàyyi xel na ngeen ko bàyyi xel mbokk yi te bu leen koy fàtte ci seeni ñaan loolu daal lañu indiloon tey ci seen waxtaan am kontaante lool ak mbégte lool saa su nekk rek échanger ak yéen di ñaan sunu Boroom subhaanahu wa taala lépp loo xam ne ñu ngi koy séntu muy sunu mbëbët ci réew mi yàlla na ko sunu Boroom mottali te mu nekk sunu njiit laay kon fii laay fas yéene ñëw tàggatoog yéen incha allahu rabbi ba samedi ñu ñëw ci le club de la diaspora tous les samedis à partir de 22h heure de Paris yàlla mi am jàmm yàlla leen defal jàmm ñu leen koy ñaan di ko sàkku ci yéen mbokk yi jërë ngeen jëf